ami internet Mak TV Sénégal nuyuwaat nañ leen amaat mbégte lool àndaat ak yéen comme ni ñu koy defee bés bu jot rek leen toppal fi nga xamante ni mooy Sénégal yëpp leen utal ay information yu wér te wóor tey nag ñu ngi fi nga xamante ni mooy si Hann Bel-Air précisément comme ni ngeen ko gisee ñu ngi fi nga xamante ni mooy si stade municipal boo xamante ni moo nekk fii si Hann Bel-Air ñëw fi nag bëgg waxtaanee ak stade bi ak travaux yi nga xamante ni moom la ñuy amal fii jamono ji mais balaa ñuy def dara nag dañuy nuyu ki nga xamante ni moom la ñu taxawal monsieur bonsoir. Ouais, je me présente d'abord, mon Ibrahima Baro, président commission jeunesse, sport, loisirs et vie associative de commune en mairie Hann Bel-Air. Je pense que tey dañuy kontaan trop ci waa Mak TV tey dalal ñu pour ñu waxtaan ci infrastructure bi nga xamante ni je pense que jeunesse Hann Bel-Air soxla na ko. jeunesse Hann Bel-Air soxna lañ ko mu nekk stade boo xamante ni ñi dëkk fii si Hann Bel-Air yàgg nañ di ko xeex yàgg nañ di jooy pour ñu defaral leen ko problème yi si am ak tardement yàgg yooyu yëpp tey jii ñu ñëw ba liggéey bi toll fii ban engagement ngeen si am ba déterminé wu pour defar stade bi. waaw avant tout balaa ñuy wax engagement man d'abord dañuy jéggalu la jeunesse de Hann Bel-Air parce que tey xam nañ ni stade bi doléance la ba nga xam ne bu yàgg la je pense que lenteur yi ci am li ci ëpp ci wàllu xaalis. du wàllu site bi ñu koy defee mais dafa nekk la nga xamante ni procédure administrative la laajoon ku xam appel d'offre ni muy tëddee ak ni mu bindee lenteur yi fa la amoon mais tey je pense que le conseil municipal bu Hann Bel-Air tey bu ñu xeexee ba tey ku dugg ci stade bi xool étape bi mu toll parce que tey kenn waxatul ndax dinañ am gazon synthétique am déet parce que boo xoolee gis gazon bi gis étape bi mu toll nga xam ne couche bii nga gis muy suuf si mooy dernière étape bi nga xam ni ñoom moom la ñuy compacter pour teg seen gazon synthétique defe naa ni loolu sant yàlla la je pense que nag xeex bi xeexu conseil municipal bi la jox maire aval ba nga xamante ni mooy la jeunesse de Hann dañu soxla lii je pense que détermination boobu élu yi conseil yi am jox ko seen maire moo tax tey ñu egsi fii. moo tax tey ñu egsi fii nga wax nga ko mu nekk loo xamante ni yaa ngi jégalu jeunesse bi ku xam jeunesse bi rek koo xam rek dernières années yi nga xamante ni ñi dëkk fii si Hann Bel-Air seen nawetaan yi gis nga ni mu doon demee dañ daan dem di wàlli yaani nu ma ko mën a waxee parce que dañ daan dem fu mel ni Pikine fu mel ni Guédiawaye di fa football ay match nocturne te ku xam ne ku xam nawetaan ak agression yi si am mu mel ni daal footballu Hann Bel-Air dafa demoon ba commencé dee est-ce que mën nga confirmer loolu wala. waaw man du ma wax sax dee parce que tey dafa am leen la nga xamante ni ñun dañuy comprendre suñu jeunesse parce que tey ku xam Hann Bel-Air xam ni dëkku football la tey bu ñu toogee di jéggaani stade di dem football ji xam nañ li muy wàññi ci wàllu supporter ci wàllu lépp même pelouse bi ñuy joué dem yeneen stade football ji moom te ñun amuñu stade bu fonctionnel loolu problème la mais tey ñu bëgg nag wax suñu jeunesse que ñu dal xaar xam ni si seeni bëgg-bëgg ci la ñuy dox parce que bu ñu nee stade Pikine bu ñu jàpp ni commune la comme Hann Bel-Air day nekk commune yu bari yu dajaloo mu nekk ville de Pikine géré ko boo demee Amadou Bari day nekk commune yu bari dem ville de Guédiawaye soo demee à Rufisque tamit noonu lu mat 5 communes ñooy bokk stade ba tey defe naa ni Hann Bel-Air pas bi mu def nekk commune jël budget propre xaalisam ba nga xam ne jéggaanoo ko fenn tey war a taxawal jeunesse am lu mel nii c'est à encourager nit ñi nag dafa bëri na nga xam ni ni ñuy interpréter wax parce que bu dee wax pour defar rek nit ki bu nekkee ci ay pas pour defaral jeunesse am da koy wax lu baax mais bu ñu toppee jeunesse bi naan ko xool leen lii dëgg la c'est bien beau ñu xool ñeneen ñi mais nañu topp wax ci baax ci li ñu am parce que tey footballu Hann dëgg la ñu bëri ñu ngi wax dafa wàcc suuf wàccul suuf conditions yi ñoo réunirul pour ñu am la ñu amoon parce que tey stade bu baax jege la nit ñi ñëw seetaan si public bi génn loolu dafa am lu muy def mais bu dee dañu dem jéggaani stade xale yi duñu mën a seetaan yi sécurité am na ci lu nekk am ci problème de moyen loolu bu ñu ko amee nit ñi demuñu peut-être football bi du mën a egg fa mu egg tey nag li ñuy ñaan mooy am suñu stade bu fonctionnel kooku buñ ko amee je pense que li ñu doon xaar ci Hann Bel-Air am professionnel yi fi daan génn j'espère que loolu dina mën a ñëwaat. waaw mu nekk lu am solo ni nga ko waxee footballu Yaraax mën a ñëwaat footballu Hann Bel-Air mën a ñëwaat mais pour ñu mën a dugg rek vif si sujet bi bon li nga xamante ni moo ñu andi fii muy stade bi mais est-ce que mën nañ xam carrément budget bi nga xamante ni moom la ñu def si stade bi pour mën a am lu mel ni. waaw parce que bu ñuy joxe chiffre rek c'est plus de 400 millions ya nga xamante ni le conseil municipal voté na ko indi ko fii mais 400 millions yi li ñu war a wax mooy. pelouse bi la pelouse bi la grille yi la mur de clôture bi loolu la ju nekk
mais ñun dañu am beneen étape ba nga xamante ni ñu ko waxee mooy dañuy defar stade évolutif tey dañu bëgg tey ñi ngay gis gradin yi ngay gis ni dañu war renforcer bi ci digg bi après mbaar mi soog a ñëw ça veut dire que étape par étape lii nga gis ni gazon bi si suñu budget daaw la woon mais tey budget bi nga xam ne ren dañu ko am dañuy renforcer tribune bi def ci li nga xamante ni mooy toiture beneen bi mooy gis nga éclairage bi tey boo xoolee ci kaw nga xam ne ampoule yëpp wàcc nañ ko tey ci ngoon la ñu ko war a monter pour jéem a essayer éclairage bi je pense que comme li ñu wax c'est un projet évolutif mais def nañ ci plus de 400 millions ya nga xam ne ëpp na ko mooy li nga xam ne moo jëm ci pelouse bi nga xamante ni moom la ñuy def ci stade municipal bi. si stade municipal bi mais dafa am loo xamante ni ñi nga xam du ñuy wax pour yàq parce que tamit dañuy ñëw pour andi li nga xamante ni moom la population bi di wax ñoom ñi nga xamante ni ñoom sax ngeen koy defaral ñoom ñu ne turbine yi dafa xaw a ndaw est-ce que mën nga ñu wax si turbine yi après nee nañ dafa xaw a ndaw. waaw peut-être dafa xaw a ndaw man su may wax benn côté bi damay d'accord mais comme li ma la wax dañu nekk ci benn étape ba nga xamante ni mënoo tëb def lu rëy parce que ku xam budget ni muy fonctionner nga xam ne sport daf ci am wàll santé am ci wàll éducation am ci wàll mais mënuloo jël tey lépp dem ci parce que budget dafa am ni ñu ko tëggee dafa am la nga xamante ni moom la collectivité territoriale yi di doxee dafa baax ñu nag suñu askan ñu xam ni sañoo jël li nga am yëpp def ko fii parce que dafa am la nga xamante ni moom mooy dem investissement am la nga xam ni mooy dem fonctionnement tey boo gisee gradin yi dëgg la ñu ngi wax tuutaay bi boo xoolee tey bi nekk ci digg bi boobu acte 3 de la décentralisation amul la ville de Dakar moo ko ñëwoon defar tey ci commune Hann Bel-Air ñaar yi ci côté yi dafa nekk la nga xamante ni commune Hann Bel-Air moo ko def mais tey li ñuy envisager ci année bii di ñëw mooy beneen côté bii ngay gis ni am nañ ay gradins yi nga xam ni italien yi defar gazon synthétique bi ñu ngi ñuy xoolal tribune montage yi nga xam ni léegi foo dem partout en Europe moo fa am ça veut dire que li ñu am bu ñu ko xeeb tuuti na mais ñun ki ñuy wax projet évolutif ci li ñu am nii la ñuy jéem a yaatal tey am na espace yu am ci ñaari tribune yi boo gisee ñu bàyyi ko fi mooy li amoon Demba Diop da ngay gis tribune ba nga xamante ni bu 1000 personnes nekkee fii tey bu jéeya amee dañuy daw fekk si beneen côté bi buñ ko si fekkee fekk 1000 personnes la war jël 2000 yi bu ñu ñëwee foofu affaissé wu moo tax ñu bàyyi ci ñii nga xamante ni kenn ku ci nekk li mu contenir moom la mën a am ñoom tuuti lañ ko tuddee mais projet évolutif la ñu am incha allah ni ñu amee lii noonu la ñuy demee chaque année ñu yokk ba keroog ñuy am stade bu fonctionnel bi nga xamante ni mooy stade digne bu Hann Bel-Air war a am. stade digne bu Hann Bel-Air kon mën nañu comprendre que ni lii idée boo xamante ni c'est réfléchi maanaam risque yoo xamante ni moom lañ moo si mën a am ak yooyu yëpp moo tax ñu espacé ko nii ba def ko ñetti turbine kon loolu ñëpp ñoo ko déggandoo parce que ñu bëri ñoo ngi doon wax naan parce que tamit dafa xaw a doy waar si benn ligne bu nga xamante ni ñoom ñëpp ñoo bokk même longueur ñu xaaj turbine yi li ñu koy faral di gis bëriwul mais comme ni mu ko expliqué dégg ngeen ko ne risque yoo xamante ni moom la ñu siy daw moo tax ñu daat koy xaaj ni kon mën nañ comprendre loolu mais ba tey ñu des tey rek si li nga xamante ni mooy stade bi mais tey jii nii gazon yi ñëw na lépp ñëw na travaux yi ñu ngi dem est-ce que mën nañ xaar mën nañ am date bu nga xamante ni moom lañ koy livrer. waaw xam nga tey bu ñuy wax ni ñuy tëggee ni ñuy wax boo tëggee sa projet nga jox ko nit ka nga xam ni moom moo koy réaliser dafa am cahier de charge am temps ba nga xam ni moom la ko war a jox ñëpp xam ni cahier de charge c'est à respecter soo demee ba am ni passé nga délai yooyu am na ay daan yu lay dab mais tey ni ma la ko mën waxee doo am date exacte mais daal xam naa ni nawetaanu Hann Bel-Air 2021 ci stade municipal bi la benn bu ndaw laa lay mën a jox rek tey boo gisee suuf si ñuy sëkk nii tey waroon na pare mais li ñu wax mooy transporteur camions yi dañu grève yooyu nag noonu lay amee ay lenteur ya nga xam ni dañu ciy fekk tey boo gisee ñaari étape la mooy ñiy terrasser ñiy teg suuf si def lépp bokkul ak ñi nga xam ni ñoom ñooy mujje ñëw teg ci li nga xam ni mooy gazon synthétique bi tey boo xoolee partie bi ngay gis nii ñu teg si suuf si mooy dernière couche ba nga xam ni moom la ñuy compacter pour teg seen gazon synthétique ça veut dire que suuf si nga gis leneen du teguwaat ci kawam je pense que kon buñ ci tolloo lenn li nga xamante ni daal mën naa ko assurer en tant que élu bokk ci conseil municipal tamit mooy nawetaan 2021 ci stade municipal bu Hann Bel-Air la ñu koy. kon mën na déggee lépp loo xamante ni war na si stade bi mu ngi tege fii. waaw parce que foofu dafa baax ñu egg si mooy tey même camp yi nga xam ni moom la ñuy samp mu ngi fi tey ñi nga xam ni ñoo gagné marché bi nii
amul dara lu war dem ci stade bi ci lu jëm ci gazon synthétique la nga xam ni egsiwul même pot-col yi nga xamante ni moom la ñuy teg pour teg ci gazon bi lépp ngi ñu teg seeni camp kon tey defe naa ni terrassement bi bu ci paree lenn rek ci des mooy ñoom ñu lal gazon synthétique bi tey boo xoolee projecteurs yi yëpp a ngi ci suuf gars yi vérifié nañ câblé nañ li ñuy def mooy yéegal pour essayer ko tey daal li ñu la mën a wax mooy li jëm ci stade bi du xaalis du laneen mooy lépp ngi fi lenn li ci des rek mooy toog xaar xam naa yàggatul lu nit ñi yàkkamti la mais Hann Bel-Air moom 2021 nawetaan yi ñu am mën nañu assurer ni fii lañ koy fubalee ci suñu biir gox. fii lañ koy fubalee ci suñu biir gox mu nekk fi nga xamante ni mooy Hann Bel-Air kon nag yéen a ko déggandoo yéen jeunesse bi nga xamante ni yàgg nañ di jooy pour mën a am stade bu mel nii pour mën a toog fii di football fii suñuy nawetaan ndax ñëpp xam nañ ko que ñu wax ko que ñu ñàkk wax nawetaanu Yaraax moom daanaka dafa deewoon pour ñu bañ a nëbbante rek mais tamit ñu gis fi nga xamante ni mooy position géographique gu stade bi ñu gis mu nekk si wetu ville bi par rapport ak yeneen stades yi yu mel ni bu Pikine Alassane Djigo bu mel ni beneen ak beneen bii nga xamante ni dafa jege ville bi mais est-ce que tamit après du am yeneen ASC du ma ne ASC sax mais yeneen club yu ñëw bëgg ko jéem a accaparer parce que tamit nag xaw ma ngeen si bàyyi xelam déet mais nag dafa nekk foo xamante ni c'est placé muy presque à 0 centimètre ak ville bi te ku ne xam na ne am na yeneen club yu nga xamante ni ñooy football championnat nekk si biti te ñoom amuñu stade yu mag yi nga xamante ni ñoom lañ doon recevoir nekkatu fi yéen a ngi siy xaar wala yéen a ngi siy xalaat. merci beaucoup da nga wax ju am solo ba nga xamante ni dañuy delloo tuuti ci kanam mooy stade amatul Dakar Demba Diop stade Amitié Iba Mar kon tey Hann Bel-Air li mu war a am nii da ko war a sagoo parce que fu ñu demee ba nga xamante ni Dakar booy wax stade amu fi amul benn commune booy dugg fii nii nga dem fa fekk fa terrain ba nga xamante ni commune ba moo ko moom je pense que Parcelles ñu ngi ciy avancé Ngor promoteur privé moom moo ko yor je pense que du ma wax accaparé nag le mot accaparé day xaw a rëy mais je pense que Yaraax am nañ maturité ba nga xam ne ni ñu doon génnee tamit di dem Pikine di dem faneen di football yi je pense que ñi diriger le football di diriger footballu Hann Bel-Air tamit je pense que seen terrain bu paree ñu toog bu ñu jëlee seen calendrier am seen programme yi nga xam ni la jeunesse de Hann Bel-Air moo ko moom bu amee ay heure creuse defe naa ni niñ doon demee séq ak seen yeneen naataangoo di fa am stade di football yi ñooñu bu boobaa bal bi day dellu si seen camp te yaakaar naa ni duñ ko mën a bañ parce que nekk nañ ña nga xam ni monde sport moo leen boole je pense que yow xam nga ni sport boole rek lay def je pense que tey stade bi bu dee la jeunesse de Hann dafa am jour wala heure ya nga xam ni utiliser wu ko jox ko keneen tamit je ne pense pas que dina poser problème jox ko keneen muy fay waaw kooku muy fay bi foog ñu wax ko fay bi ala kuli alin dafay am parce que soo déggee ñu ne la infrastructure bi boo ko amee nga gis li fi nekk yëpp dafa laaj entretien dafa laaj renouveler yeneen yi je pense que il faut que mu am franc symbolique mais lenn li ñu bëgg a xamal mooy même bu ñuy waxtaan ñun ay élus lañ man maay président commission jeunesse sport mais bu boobaa tarif ya ñuy defal suñu jeunesse peut-être duñ ko defal kaneen am na ci nag la nga xam ni dafa am tey ñu ngi jëm ci li ñuy wax assise du football de Hann Bel-Air kooku buñ ci eggee ba Yaraax yëpp waxtaan équipe ba Hann Bel-Air di am teg ko je pense que kooku mooy nekk ki nga xamante ni stade bi stade am la parce que jeunesse Hann Bel-Air foofu laa bëggoon ñëw ak yow sax maanaam comme bu ñu defaree stade bu mel nii ba pare Yaraax Hann Bel-Air amul club bu Hann Bel-Air fu mu toll ay see Yaraax lañ fi amoon après c'est pas fu mu toll club bu Hann Bel-Air comme ni nga ko waxee ñëpp dañuy xaar club bu Hann Bel-Air mais pour wax mooy am na club ni ñu mën a wax mooy dafa sooxe dafa laaj ñu relancer waat ko moom foofu laay waxee sax parce que club bu nga xamante ni moom footballul wala sax kenn dégg ko kenn xamu ko loolu kay daanaka naka. xam nga tey ñu ngi wax footballul mais ñoom ñu ngi compétir ci division ba nga xam ni foofu la ñu toll. parce que tey bu ñuy wax USB fokk ñu revenir xam ni USB du club bu kenn. dañu toog ne dañu bëgg a relancer footballu Hann Bel-Air mu nekk 5 clubs ya nga xam ni kenn ku ci nekk dafa yoroon récépissé. bëgg a dem football yi yor dem championnat. ñun en tant que maire yi lenn rek la ñu mën a wax. mooy mënoo jàppale ku ne parce que mbooloo mooy doole ñooñu ñoo dajale woon am ci li ñu nekk je pense que def nañ ay at di football. ba ren jii nii je pense que Covid bi moo tax mais USB demoon na jël dafa waroon compétir en junior senior ak cadet affilié na en junior senior ak cadet mais comme li ñuy wax. dara bu amee ñu dem ba nga xamante ni seet nañ ni
avancé wul bu baax war nañ toogaat wax ci. USB mu ngi fi li ko tere dox loolu moo tax. la mairie de Hann Bel-Air ci fan yi néew di nga dégg les assises du football. nga xam ni képp ku nekk kàngam nekk ci Hann Bel-Air muy dirigeant muy footballeur muy ñi nga xamante ni ñëpp ay mag la yu fi nekkoon. dinañ toog tëju waxtaan ne footballu Hann lan moo ko tere dem. bu boobaa ci clause assise yooyu si la ñuy demee ci nouvelle base ya nga xam ni dañuy bëgg yóbbuwaat footballu Hann Bel-Air fa mu nekkoon. footballu Hann Bel-Air ca kaw waaw doo ko waxee peut-être nañ ko mën a jàpp nañ ko mën a nangu parce que bu ñuy fàttali ko rek ay bés ci ginnaaw jour bi nga xamante ni moom la monsieur le maire doon subventionné ASC yi le maire Babacar Diaw moom it ñu koy saluer au passage waxoon na si te tamit li nga wax ni daanaka moom la waxoon mais ba tey rek ñu ñëwaat si fi nga xamante ni mooy Hann Bel-Air si subvention yooyu sax la ñuy des keroog ba ñuy subventionné ASC yi mu nekk loo xamante ni initiative bu rafet la waaye tamit daa am ay kàddu yu fa jóg fàttali naa tur bi mais tamit ñu téye kàddu yi rek li mu waxoon mooy ñoom daal enveloppe bi bu ñu sañoon ñu yokk ko loo gisee loolu enveloppe bi ñoom li mu wax bu sañoon ñu yokk ko yaa ngi foofu n'est-ce pas. dëgg la bu ñuy wax. ñaari catégorie subvention moo am. tey bu ñuy wax ci wàllu nawetaan parce que bu ñuy wax nawetaan mooy li nga xamante ni ñëpp dañu koy dund. je pense que ñun bi ñuy ñëw ñu ngi fekk ci subvention yi 150 000 tey bu ñu demee ba 400 000 francs bu ñuy laajaat tamit na yokku dañ ciy d'accord parce que affaire yi dafay évoluer football dafa metti que suñu jeunesse lu ñu soxla rek ñu ngi ciy bàyyi xel. jéem a waxtaan naka lañ koy améliorer mais ba tey ñu xam ni ci budget la ñu nekk te parfois budget lu mu attan rek ka mën a sëf tey mu am yeneen subvention ya nga xamante ni dañ koy defar association développement yi mooy Hann Bel-Air dafa nekk benn commune ba nga xamante ni dafa xaw a doy waar parce que booy seet dans Dakar gisuloo fi benn commune bu am 19 ASC tey Hann Bel-Air am 19 ASC ya nga xam ni ñu ngi fi nekk ci ñaari zone tey da ngay dem ci yeneen communes ya nga xam ni 5 ASC 6 moo fa nekk. tey 19 ASC bu doon 5 fi nekk enveloppe bañ leen di jox koñ buñ leen ko joxoon xaalis bu bari lay nekk. mais nañu xool ne Hann Bel-Air aussi dafa nekk commune ba nga xam ni ñaari zone la 19 ASC la mais ñun suñu jeunesse ci lu ñu nekk lu ne dañuy réfléchir xool tamit nu ñu leen koy mën a améliorer. que subvention bi fañ ko fekkoon 150 000 indi ko ba 400 000 incha allah dinañ gën a réfléchir su ko matee rek lu ñu leen mën a jox. dinañ leen ko dolli parce que ñun tamit dañu fi nekk pour la jeunesse de notre commune. dañu fay nekk pour la jeunesse de notre commune yaa ko wax mais nag si foofu sax la ñuy desandi xam naa dañuy xaw a génn stade bi mais yëpp suñu si jeunesse bi la ba tey ñu wax si ASC yi wax nga ko léegi ñaari zone la ñu am commune Hann Bel-Air macha allah nekk na commune bu large parce que mooy deuxième plus grande commune bu nekk fi nga xamante ne moo nekk si Dakar kon nekk na commune bu rëy mais tamit est-ce que tamit c'est normal ñu am ñaari ASC si biir. xam nga ñaari zone autant xam nga ñaari zone yi ni ñu koy waxee. tey ñu bari bu problème amee kese la ñuy bëgg situer responsabilité yi mais tey dafa am lenn la nga xam ne foog ñu wax ko. que le mouvement navétane dafa nekk structure autonome. ñu am seen i texte am seen charte yu ñu teg di ko doxal. je pense que tey suñu ko defee ñaari zone ñoom peut-être xam nañ. au niveau de l'ODCAV dem ci ONCAV ñoo tax parce que dama jàpp ni texte yi ñu am lu warul mën a nekk rek mënul nekk je pense que li indi ñaari zones yi lu bari li ko indi mooy ASC yi bari na mais ñaareel bi violence bi bari woon na mu am quartier yi nga xam ni ñoom dañu ci profité woon quartier yi nga xam ni dañ doon am problème lu bari di histoire ñu mën leen tas ay zones ya nga xamante ni histoire bi dina gën a wàññeeku. mu am beneen phénomène bu ci am ba nga xamante ni peut-être nit ñi duñ ko faral di wax mooy tey. dañu bi 96 ñëwee si la ñuy soog a xam commune Dalifort ak commune Hann Bel-Air mais bu njëkk ba benn la woon tey ba tey commune yooyu Dalifort mi ngi bokk ci département bi nga xam ni mooy bu Pikine mais seen équipe ya fa nekk ci zone bii la ñuy footballé mu nekk la nga xam ni dañ ko hérité fekk ko fi parfois nit ñi ne bu ASC yi demoon Dalifort dem Pikine peut-être dinañ mën def benn zone mais tey dafa am la nga xam ni li ñuy wax ci nawetaan ñun yor nañ ASC ba nga xam ni commune Hann Bel-Air la nekk mais compétirul fii ku xam camp Abdou Diassé xam équipe ba fa nekk xam ni pourtant commune Hann Bel-Air moo leen di subventionné mais ci beneen zone lay dem football yi yooyu nag nekk ya nga xam ni dañ ci war a mën a gën a réfléchir gën ci toogaat gën ci waxtaan ay problème la ya nga xam ni nekk na fi te je pense que 19 ASC yi ñaari zones yi yooyu texte nawetaan la ñëpp xam ni ñoom structure autonome la am na nu ñuy doxee mais ñoom daal vraiment dinañ jéem a xool naka la ñuy waxtaanee ba nawetaanu Yaraax daal derby mën na ñàkk
mais war na mën a am parce que bu ñuy wax tamit football dëgg derby partout la am te derby yi li gënoon neexal nawetaan ci la bokk peut-être violence moo tax ñu tas yenn équipe yi mais ci li gën a wàcce rythme bi ak li gën a wàcce ambiance bi ci nawetaan ci ber ñaari zone yooyu ci la bokk ñaari zone yooyu ci la bokk tant wax li ko waral muy violence bi nga xamante ni moo ko waral tamit ñun ñëpp ñu am ci part de responsabilité population bi waaye tamit muy autorité yi yëpp nga xamante ni daal mairie bi pour bañ ko nëbb ñun ñëpp am nañ ci part de responsabilité xanaa rek dañuy toog waxtaanee ko ñu fexe rek xool naka la ñuy dajalewaat ñaari ASC yi parce que dañuy des ba tey foofu ma la doon wax muy keroog ba ñuy subventionné ASC yi ñoom li ñu bëgg yëpp mooy ñu fexe ba boolewaat ASC yi pour nawetaan mën a dundaat te foog naa ne bu ñu demee ba am stade bu toll nii bu ñu fi football nawetaan war nañ jëkk ni Hann Bel-Air ñu ngi football kon nag foog naa ni loolu dama koy bàyyi rek ci loxo ñëpp parce que ñun ñëpp ñoo ko bokk mais bu ñu jugee fool dañuy ñëwaat ba tey rek ci li nga xamante ni mooy stade bi daanaka nee nga fii ak 2021 nawetaan 2021 fii lañ koy footballee cela veut dire que ni kon dina pare mais est-ce que tamit préparé nañu entretien bi parce que ku mel ni lu mel ni gazon synthétique nekk na lu nga xamante ni wax nga ko léegi ñu ko am bariwul te ku nekk bëgg na ko am mais est-ce que tamit nañ préparé pour mën ko entretenir Sénégal fii dañoo am habitude bu ñu defaree benn affaire mu rafet mais 2 jours après ñu sàgganee ko ba mu yàqu est-ce que yéen da nga ci bàyyi xel. dëgg la xam nga tey investissement bu mel nii tey boo demee ci Sénégal amul benn collectivité territoriale bu mas a jël somme bu day nii nga def ko ci infrastructure bu mel nii je pense que kooku ñun ñi ko xalaat mairie Hann Bel-Air ba mu ñëw xalaat nañ lii entretien bi parce que ku xam gazon synthétique entretien moom moo ko yor je pense que ñun italiens yi nga xam ni ñoom ñoo koy teg dañ fiy nekk ndi ay fan jël ci jeunesse Hann Bel-Air ñi nga xam ni dañ leen di former ci naka la ñuy entretenir gazon boo gisee bac yële teg dañ koy sotti mais toujours day am réserve quantité ba nga xam ni ñooñu di ko entretenir bu waree dolli dañ ko war a dolli buñ ko waree arroser dañ ko war a arroser yooyu pare nañ ci parce que ñoom dañuy accompagner ci loolu parce que ñoom avant ñuy ñëw wax nañ ñu gazon teg ko yomb na trop mais entretien bi lu am solo la moo tax ñun dina am ndaw ya nga xam ni fii la ñuy nekk ci Hann Bel-Air ñoom dinañ leen jàngal naka la ñuy entretenir gazon bi nga xam ni ñoom moom la ñuy teg parce que gazon tamit dafa bëri façon kenn ku nekk teg na gazon mais Hann Bel-Air gazon bii mooy teg de dernière génération la bëri na terrain yu nekk ci Calcio ba en Italie Venturelli moom moo leen tegal mu nekk gazon ba nga xam ni boo ko xoolee comme ñax comme naturel la mel ça veut dire que dafay sax soxla ndox je pense que ñoom xam nañ ñoom ñoo koy produire ñoo koy teg kon ñoom xam nañ ban mode d'entretien moo ci gën a ànd pour que vraiment buñ ko tegee ñu mën ko entretenir teg ko ci ay loxo ya nga xamante ni dina mën a am durée bi ñu bëgg aussi. dina mën a am durée bi ñu bëgg mu mel ni waxtaanee nañ fi li nga xamante ni moom moo ñu fi andi woon dégg ngeen ko stade municipal boo xamante ni moo nekk ci Hann Bel-Air daanaka léegi mu pare travaux yi gis ngeen ko avancé na lool. mais tamit comme ni ngeen ko waxee rek moom promettre nañu ni d'ici wala sax nawetaan 2021 bi fii lañ koy footballé kon nag incha allah nañ ñaan yàlla rek balaa loolu ñu mottali ko yàlla bàyyi ñu fi rek ba travaux yi ak yéene bi nga xamante ni ñoom loolu la ñu am pour mën ko mottali kon nag daanaka xanaa rek dañuy xool doxantu rek jéem a xool naka la stade bi demee ak travaux yi nga xamante ni gis ngeen comme ni mu ko waxee rek daanaka lal bi daanaka léegi mu pare mais tamit vraiment. nekk na daal lu nga xamante ni daanaka noppi na ba pare di jégalu tamit si taxawaay bi nga xamante ni taxawloo nañ la ko fii parce que sportif amul solo parce que tey comme fi ñu taxaw nii rek wane na lépp su fekkee ci sport la ñuy wax je pense que taxawaay bi amul benn sens amul benn sens ñu ngi koy jégalu bu baax di la remercier aussi di la wax rek lan ngay joxe comme dernière kaddu waaw comme dernière kaddu li may joxe rek d'abord day nekk ay kaddu jéggalu la jeunesse de Hann Bel-Air parce que li ñuy wax nii ci stade bi yëpp pour bëgg mu baax kese la je pense que tey ñoom football la ñuy dund su ñu amee seeni autorité di leen ci ñaax di leen teg pression pour am infrastructure yeexaay bi rek moom lañ leen di massaw mais vraiment daal di leen wax ni seen bëgg-bëgg mooy suñu bëgg-bëgg ñun parce que buñ ñu joxee bopp mairie bi c'est peut-être pour seeni attente ñu am ko te ku xam Hann Bel-Air xam ni dëkku sport la dëkku football la di leen ñaan rek ne leen vraiment nañu taqir lu tuuti rek je pense que bu infrastructure bi pare lépp lu ci nit amoon di ko xalaat tamit di nga xam ni ñun lu baax rek moo ñu taxoon jóg fama duma waxte man remercier ma waa Mak TV dama koy tooñee président toujours di ko wax ni ñun on a besoin de la presse locale parce que ñi leen di suivre ñi leen di déglu
dafay baax ñuy am la bonne information mooy nit ki boo bëggee nit ñi déglu la demal nga laaj ñi nga mën a laaj parce que tey fi ma taxaw di wax am na keneen ka nga xam ni bu taxawee faneen lan lay wax mais nañu xam ne Hann Bel-Air ñun ñëpp fii la ñu dëgg kenn gënuñu ko bëgg lu ci nit xalaat nañ lu ci raw lu ko nit bëgg nañ ko lu ci raw kon Mak TV vraiment di leen jaajëfal que information yi nga xam ni yéen a ngi koy véhiculer lenn rek laa leen di ñaan ngeen di dem ci la bonne personne pour am la bonne information mais télé la ba nga xamante ni vraiment diaspora bi kenn ku nekk da koy suivre te loolu moom moo tax ma gën a bëgg ngeen gën a suudewu que information yi ngeen di joxe di fiable parce que nit ki bàyyi Yaraax dem bitim réew toog amul fenn fu mu mënee am information fudul fu mel ni fii buy am na am la nga xam ni dafay dalal xelam vraiment je vous remercie. ok jërëjëf kon foog naa ne tey moom ñëw nañ sur la bonne personne ndax yow mi nga xamante ni yow lañ taxawal foog naa ne mënoo ñu wax lu nga xamante ni nekkul lu wër ak lu leer kon nag mu ngi nii di leen tàggu rek dem di leen jox dig daje beneen yoon parce que tamit bu ñu sañoon bu ñu fi ñëwee fekk travaux yi fekk fi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk di liggéey fii mais peut-être heure bi ñëw moo xaw a tardé tuuti mais du ñàkk tamit travaux yi bu ñuy avancé ak jour bi nga xamante ni dañ teg li nga xamante ni mooy pelouse yeeg yooyu du ñàkk ñu tam ñu fexe ñëw xool tamit fekk fi ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey li nga xamante ni mooy infrastructure bu am doole bi nga xamante ni moom la ñuy def jamono ji fii si Hann Bel-Air pour rek mën a wax tamit population bi lépp lu nga xamante ni war na pour ñu gis ko parce que tamit quoi qu'on puisse dire li ñuy def nii pour waa population pour waa Hann Bel-Air la parce que d'abord waa Hann Bel-Air ñoo ko moom waaye tamit pour Sénégal yëpp la kon nag day baax fu mu toll rek ñu leen koy di leen nemmee ko ak di leen waxal rek fu mu toll ak liggéey bi naka la demee kon nag di leen wax rek jërëjëf te di leen jox tam dig daje beneen yoon ak yeneen i reportage rek di leen wax tamit ok merci beaucoup à Maxa merci beaucoup tamit à Eliou waaye tamit merci président bi nga xamante ni moom lañ taxawaloon fii tey jii di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen i information sur Mak TV Sénégal